De nous retrouver mesdames et messieurs amis internautes de Sénégal 7 TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak Sénégal 7 TV nii lay demee saa su ne dañ leen di andil ndaanaan wala ñu ñëw fekk si ndaanaan daal di leen koy tegal sur table tey nag dama andi koo xam ne ku spécial koo xam ne jamono ji mën naa ni mooy daaneel xale yu góor yi koo xam ne laaw la cat bàjjanam da koo damp ba mu baax ki nga xam ne temps yi macha allah dafa xew kooku ñu ngi koy wax Big Mama maa ngi lay nuyu. man de fay Aïcha ci loo nekk. maa ngi nii yaa def nii kontaan naa ci yow de. te di ko xeeb ci loo nekk. maa ngi nii alhamdulilah. maa ngi nos bu baax. nuyeel ak mbokk internetu Sénégal 7 TV. salaamaaleykum mbokki ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu ñëpp surtout ñu ñuy seetaan fii à travers. Sénégal 7. Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen bëggee macha allah. Big Mama nag ni ngeen ko gisee nii muy benn noonu la garaawee xale bi musul sem Big Mama li ma bëggoon nga wax moo ko internet yi balaa dara di xew mooy kan mooy Big Mama. Big Mama benn xale bu jigéen la rek bu nekk ci benn série Mœurs. waa di fa jouer benn rôle boo xamante ne xam naa ne neex na xale yi. déggal loolu. waaw kooku mooy Big Mama. lan benn actrice la rek. lan mooy vrai touru Big Mama. Yandé. ah sama sant moom lu ma koy jaay nag. ah mais garaawul xam nga mbokk internet yi dañoo bëgg a xam ñu ngi lay seetaan xam nañ ni Big Mama du sa vrai tour te bu ñu sañoon ñu xam sa vrai tour daal di la koy woowee. waaye mooy Yandé Tukulër rek nañ ma woowee Yandé Tukulër rek. kon mbokk internet yi yéen a ko déggandoo Yandé nee na dee leen koy woowee Yandé Tukulër mais Yandé li ma bëggoon xam mooy nan ngay dundee vie wu mën naa ne vie wu star la parce que léegi macha allah star nga parce que ñu ngi lay gis ci télé ñu ngi lay gis fépp foo romb dañ naan kee mooy Big Mama nan ngay dundee loolu. ah c'est pas difficile de moom c'est trop facile la ni ma koy dundee moom c'est trop simple vu que nit la comme nit ñëpp. te it pour man nit rek la mun a doon star ak siiw ak lépp benn la. man damaa jàpp ne benn nit ordinaire la rek Yandé ak Big Mama lépp laa yemale franchement gisuma changement ci man ni ma doon dundee rek noonu laay dundee ba tey. mais Yandé gis nañ li ngay dund ci série bi parce que gis nañ ni série bi mën nañ ne rôle bi ngay jouer rôle boobu noonu dafa jéggi dayoo parce que mën nañ ne ngeen baal ma ci kàddu bi rôlu caga la. nan ngay dundee loolu ak. nit yi boo génnee ndax duñ ne Yandé mooy loolu wala nan nga koy dundee. non Aïcha du rôlu caga sax xanaa doy seetaan film bi. maa ngi koy seetaan bu baax rôlu bandi la. bañ na ko ba ci ñuy jouer film bi ci biir ñu ngi expliquer parce que épisode bi passé si yaaraam yi wax ak ñun naan ñun duñu ay cagatu duñu ay raykatu nit juste que ne dañuy dem di cambrioler parce que ku nekk dafa am loo dund lu la naqari loo xamante ne xam nga. moo la dugal ci nga doon bandi bu ñu bëggee lu ñu lekk dañuy dem di def ay cambriolage di teg ay deal di jël ay xaalis suñu ñi loolu la ñuy def di mbaraan di jël xaalis mais pas rôlu caga. lu tax ma ni rôlu caga parce que gis nañ ni benn épisode am na benn ku la jàpp daf ne la ani caga ak kaas ay droit. parce que xam nga tey nit buñ la jàppee police. dañ lay wax lu mun na naqari sa xol pour nga wax. boo xoolee policiers yi tey buñ la jàppee. dañ lay wax loo xam ne da lay njëkloo pour nga wax loolu moo taxoon ñu wax ma loolu parce que instant boobu ñu ngi ma bëgg a merloo bëgg ma wax te bëgguma woon wax moo tax ñu tuddee ma de traité ma de tous les noms pour ma wax léegi man nag dama muus ndax xam naa ne dañ ma bëggoon wax loolu moo tax ñu naan ma caga nga ak fenkat nga mais lépp dama doon rey rek te xam ne li nekk sama xol duma ko mës a wax. dëgg la moo tax dañ ma bëggoon merloo rek pour ma wax. léegi yow nee nga rôle bandi ngay joué. nan nga def ak sa waa kër bu ñu seetaanee ni yaa ngi joué rôle bandi ndax loolu méttiwul leen. non méttiwul leen parce que nit ku nekk xam nga sa doom te nit ku nekk xam nga ki nga dëkkal. juste que ne xam nañ ne benn rôle la rek bu may def vu que actrice la te benn yére bu may sol la rek loo xamante ne bu ma eggee damay doon Big Mama bu may ñibbi damay doon Yandé dama koy simbi xam nañ ne rôle buñ ma jox la rek te dama ko war a jouer xam nañ ne kooku du man bañ nañ ko ba buñ may seetaan may def affaire u bandi dañuy ree sama papa daf may woo ci saa si di ree naan ma mënuma gëm ne kii yow la parce que xam dañu yaakaaroon ne bi may dem duma mën a jouer rôle boobu parce que xam nañ ne tout le temps dañuy naan man dama yambar dama tapet dañoo jàppoon ne duma mës a jouer rôle boobu ba biñ may defal casting loolu lañ ma wax
yow est-ce que Yandé di nga mën a jouer rôle boobu ndax ku ñu laaj dañu naan Yandé dafa yambar bëggut histoire xamul problème man leen si dinaa ko jouer après ci laa ko jouer réussir ko. yaa ngi wax bi ngay def casting bi ngay dem defi casting ñoom lan moo gën a tax ñu yokk la jël sa forme wala taar bi nekk ci yow lan moo waral ñu jël la bi ngay defi casting parce que gis nañ ni casting boobu ay jigéen yu bari def nañ ko. ñu tànn la yow lan moo waral ñu tànn la. casting mën na am physique. mais tamit rôle bi danga koy jàll parce que xam nga man kese meluma nii Sénégal ñoom ñëpp a taaru xale yëpp a jongoma. mais laaw la cat gis nañ ni sa forme macha allah xale góor yi ñu ngi koy tudd bu baax loolu moo waral ñu jël la wala lan moo tax ñu jël la. exactement non franchement parce que man bi ma demee sax ñoom bi xooluñ sax ay forme ci man damaa dem ñu jox ma benn rôle ne naa ko joué ci laa ko joué ma dem toog ñu woowaat ma defaat beneen rôle ma joué waat ko après ci la jàll ñu woo ma ne ma ñu mën naa ñëw def ko. damay ñëwaat ba tey ci rôlu bandi bi est-ce que mosoo dajeek nit. mu jote ak yow wala mu saaga la wala mu xas la ne la bandi nga wala dara nga musu la dal. franchement musuma dal musul am au contraire ku ma dajal danga may béggee ñu kafree ma pare ma dem musuma gis nit xas ma musuma dajeek nit mu wax ma lu ma naqari wala dara loolu moom musuma dal. ba ci commentaire Facebook wala Instagram amul ku la saaga wala ku la wax lu la metti. comme man du may xool sax commentaire mais jàpp naa ne loolu mënul ñàkk. parce que nit ki showbiz moo mel noonu showbiz boo ci nekkee du ñàkk des fois ñuy commenter ci yow mais yow ci ngay xool ci commentaire yooyu nga gën a góorgóorlu parce que dama jàpp ne kuy wax ci yow dafa bëgg rek nga changer mais du dara commentaire yi man jàppee ma ko dara juste que ne xañ na dañuy bëgg rek ñuy changer wala ñu bëgg Sénégal gën a jëm kanam rek léegi ñun dañuy xool ci commentaire yi rek ñuy gën a góorgóorlu rek sénégalais ñoom lu ñu bëgg rek moom la ñuy def ñun ñoom la ñu am. Yandé li ma bëggoon xam mooy damay ñëw ba tey ci rôle yi ngay joué. yéen gis nañ ni groupe de 7 filles ngeen. bëri na am na yeneen groupe de 7 filles aussi yu fa nekk boo ko boolee muy 14 gis nañ ni àndandoo jigéen chaque fois problème dafay am est-ce que yéen juboo ngeen entre yéen en dehors du tournage ndax yéen am ngeen entente yéen a ngi waxtaan. lan mooy seen relation en dehors du tournage. loolu wax la rek ndax lépp loo gis moom xam nga nit ki fépp foo dem bu fu yóbbee maturité rek problème du am ñun ay 7 filles lañ te ñun ñëpp benn lañ macha allah bañ na ko ba dañoo def groupe de 7 filles dañuy waxtaan tout le temps des fois dañuy génn des fois dañuy dem Magicland ci xale yi di foo dañuy déggante dañuy nekk tout le temps gisuma kenn am problème entre nous macha allah bañ na ko ba bu ñu nekkee en groupe sax bu kenn ñëw dañuy mer. dañ naan lu tax ñëwut te ñun ñëpp dañoo war a ñëw nekk fi ñun ñëpp dañoo war a waxtaan bu ma ñëwee tournage bu ma solee sax yëre bi nga xamante ne baaxul kenn ci ñoom day ubbi valise am summi ñëw ne ma am jëlal solal bi lii moo gën a ànd ak lii franchement gisuma ñun suñu diggante dara loo xamante ne lëj na. nee nga soo solee yëre damay ñëw ci yëre yi ngay sol Yandé gis nañ ni à chaque fois da ngay sol yëre yoo xam ne da ngay valoriser sa forme. yow la neex wala loolu mooy sa look wala da ngay bëgg à chaque fois ñu naan big mama big mama. non même pas xam nga am na noo xam ne bu la ko yàlla bindee. loo sol lay feeñ loolu yàlla moo koy def ci nit maa ngi ne gisoo li ma sol pull ak jean ba ci kaw te taxul ne li war a feeñ dafay feeñ rek mais ba tey comme ni ma la ko waxee rek xam nga nit mën nga doon xale di sol yoo xamante ne peut-être dangay jàpp ne xale laa mën naa sol lu ma neex mais am na âge boo xamante ne boo ci tollee wala booy def dara loo xamante ne sénégalais yëpp dañ lay seetaan yow ci sa bopp dangay changer dangay xam ne il est temps nga changer. yow daal loolu nga gis. loolu mais solu woo pour génne sa forme pour wane ni yow macha allah dangaa jekk. non jekk moom yàlla moo koy def dangay jaayoo daal. non jaay moom def moom te jekk moom yàlla moo koy def ci nit loo sol yi dafay génn. Yandé damay ñëw ci jaay bi ba tey Yandé gis nañ ni récemment ñu ngi dégg ni yow ak benn artiste da ngeen di génn benn woykat Bambaly Seck gis nañ ni yéen ñaar da ngeen proche ñëpp nee nañ yéen ñaar da ngeen di génn lan mooy sa relation ak Bambaly Seck da ngeen di génn wala génnoo leen. Bambaly day musuma xoolee bëtu mbëggeel man it musuma kaa xoolee bëtu mbëggeel Bambaly sama frère la sama xarit la. avant clip bi ñuy def sax man ak moom dañoo xamante woon nekk ay xarit fu ma romb su ma taxawee sax mu jël xaalis bu bari dugal sama biir poche mu bëgg ma rek te yàlla tax muy def clip mu woo ma ne ko jarul nga may fay ñaar dërëm mu wax ma ne ko duma laal parce que teraanga moo koy fay.
mais Yandé yow noboo Bambaly Seck. non Bambaly sama frère la Bambaly man ak moom sama dama for loolu de ñu ne ma Yandé daa nob Bambaly Seck. non xam nga nit ñi dañuy wax rek lu leen neex Bambaly sama frère la Bambaly ci boppam xam na ni man sama frère la bu amee plaignant des fois sax maa ko ciy génne. damay ñëw ci loolu ba tey. Yandé li ma bëggoon xam mooy Yandé musicien bi lay génnal Yandé manager bi lay génnal Yandé animateur bi lay génnal Yandé kan la ciy génnal ci ñooñu man laa bëgg a xam. mais kan mooy musicien bi ak kan mooy animateur bi ak kan mooy woykat bi. Yandé li ma la wax leel na naññ dama ne la Yandé ba Yandé yow animateur bi ngay génnal wala manager bi ngay génnal wala musicien bi ngay génnal ci loolu laa bëgg nga tontu ma ci. mais franchement nag maa ngi lay tontu Aïcha danga ma ne animateur bi. animateur bi vu que ñeme nga wala musicien bi wala manager bi kan nga ciy génnal ci ñett ñooñu. yow ñeme nga li ngay wax te danga maa indi fii. pour non affaire du affaire u ñeme. pour Sénégalais xam nga ñun Sénégal 7 laaw la cat dañoo mën a lijjanti information fu ne la ñuy lokkatee gis nañ ni Yandé dégg nañ ko ak benn musicien Yandé dégg nañ ko ak animateur Yandé dégg nañ ko ak manager mais dama bëggoon xam ñetti ñooñu kan nga ciy génnal. musicien bi danga ma ne Bambaly la. yeneen ñaari tur yi duma ko wax. ma xamal la ne man xaw mag Bambaly. léegi yow du musicien bi léegi animateur bi ak manager bi kan nga ciy génnal. xaw ma sax ban animateur ngay wax xaw ma sax ban manager ngay wax. Yandé am nga copain wala amoo copain. loolu mënul ñàkk. ki ngay génnal laa bëgg a xam kan la. mais mënoo ko xam Aïcha yow. mais comme mënoo ma léegi loolu yëpp garaawul dama bëgg a xam Yandé ki ngay génnal lan la. ndax moom il est connu wala moom kenn xamu ko loolu laa bëgg a xam tey. Yandé ki ngay génnal kenn xamu ko xaw ma ki Yandé di génnal mais Yandé nee na kenn xamu la bu fekkee nag dañ laa xam jugal ci loolu Yandé damay ñëw ba tey ci tournage yi ngeen di def. noo dundee nooy dundee tournage yi ak kilifa yi ñi nga xam ne kilifa lañ ci biir série bi. xanaa respecté leen rek jox leen cër parce que mag buur la te foo ko fekk danga kaa war a respecté ndaxte ñun ku ci mel ne Papa Thiar ak Ibou Guèye ñun suñuy papa lañ te bëtu doom lañ ñu xooli ñun ñëpp nag suñu ay kilifa lañ bëgg nañ ñu fonk nañu te dañuy même bul ci film bi sax dañuy woo duñu yeet. mais est-ce que mosoo leen ñëw tournage ngeen solu boo xam ne tegul yoon benn kilifa ci ñi nga xam ne ñu ngi ci série bi ñëw corriger leen ne leen lii ak lii ngeen sol baaxul. ñoom ci corriger ñu lañ dëkk ñoom tout le temps ci corriger ñu lañ dëkk dañuy wax nu ñuy solo nu ñuy doxee ak ni ñuy waxee tout le temps nag franchement dañoo jàppee comme seen ay doom seetaanu ñu benn yoon nee naa la même bu dul série bi sax tey bu ñu snabee solo dul yoon sax dañuy woo téléphone tey li ngeen sol ni bu leen ko solaat. mais Yandé dégg naa la ci sa benn interview nga naan defuñu lu bon waxuñu lu bon donc waroo leen tiit waroo leen ragal mais gis nañ ni am na ñoo xam ne ci biir série bi ñu ngi dox te ay jigéen lañ est-ce que loolu tamit du problème. mais loolu rôle la rek Aïcha xam nga tey comme buñ la joxee benn rôle. yàlla xam na ne peut-être sax ñoom balaa ñu ko def dañuy sonn xam nga tournage dafa métti mën nga nekk benn 30 minutes di tourner benn séquence xam nga tey Sénégalais benn action la ñuy gis rek ñu foog ne peut-être ñooñu ay tuxkat lañ walla dara mais tey bañ na ko ba bi ñu defee tux yi dañoo bind ci suuf que fumer c'est pas bon comprendre nga kon xam nga ñooñu dañuy yeete te boo xoolee ñun suñu film bi yépp actualité la te tamit dañuy yee ndaw ñi. comme dañoo bëgg a won ne xale yu jigéen ñi ñu ngi nekk ay bandi bu ñu paree ñu ngi sol seen yére di génn te doo leen xam. mais est-ce que am na ñoo xam ne dinañ xalaatee ni yéen li ngeen di def yeete kese la parce que tey jii nit mën na bëgg Big Mama ñëw sol loo xam ne ci film bi mooy loolu te cigarette am donc su génnee danaan Big Mama nii la mel kon man noonu laa war a def lan mooy wane ni Big Mama au fond ak ni muy dundee naturellement melul noonu. Aïcha gis nga nit booy seetaan télé bu fekkee da ngay dund film bi dund ko sa biir xol rek da ngay jàpp ne ni réalité la mais bu fekkee ne yow da ngay xool. seetaan xam ne lii film kese la
daf may dal man sax des fois damay seetaan film bi nga xamante ne dañuy rey ki nga xamante ne mooy sama fan ci film bi damay mer dama na bàyyi naa film bi xam nga film dañ koy dund dafa di loo xamante ne dafa naturel mais bu fekkee boo bàyyee sa xel ne man film rek laay seetaan après yow di nga comprendre di nga xam ne ah lii film rek la léegi bu fekkee ne da nga seetaan film gis nit ki di tux nga dajeek moom ci mbedd gis ko muy tux boobaa mën nga kaa juger mën nga ne kii kon nii la mel mais bu fekkee yow mosoo gis muy tux wala mosoo dégg ne mi ngi tux te mu leer na dañ ci film rek nga gis mu tux da ngay xam ne rôle bi moo ko laaj rek mu koy def. mais Yandé xamal lan mooy problème bi. amaana nit mu ngi lay seetaan mu ngi naan kii mooy Big Mama. mais xamul réellement kan mooy Big Mama xamul fan nga dëkk xamul fan la lay mën a gisee donc loolu ça pose problème parce que tey jii mën nañ ne bu njëkk ba. soo daan tourner sketch da nga koy tourner pour yeete. mais tey jii boo ñëwee andi rôle tox duñu jàpp ni lii day yeete parce que man je trouve man gisuma nit jouer rôle tox lan la ci yeete. si parce que tux baaxul Aïcha. mais tant que yaa ngi koy def ñooñu mënuñu xam ni tux baaxul. mais bu fekkee dañoo def tux dañoo gis ñuy tux ba pare ñu bind ci suuf pour won ne la ne tux baaxul nag. mais xam nga ñëpp jànguñu. ñëpp jànguñ mais aussi tamit xam nga tey yow mën naa di seetaan télé suñu kër ñun ñëpp nekk di seetaan télé xanaa ñun ñëpp ñu ñàkkaa jàng tey man bu may kaas naan lu tax kii di tux keneen ki ne la ne moo xanaa gisoo luñ bind ci suuf ñi dañ lay yeere bëgg laa woon ne tux baaxul wala genre. mais man li ma bëgg a xam mooy yéen rôle bi ngeen di joué. rôle bi ngeen di joué banditisme bi lan lay yee sénégalais lan la leen di apporter man loolu laa bëgg a xam. lan la leen di apporter. banditisme bi comme tey. man su ma demee ci mbedd mi nii tey damay dajeek policiers yi ñu may tooñ naan ma li ngay def inspecteur John doo ñu ko def de te am na benn inspecteur aussi bu ma dajeel sama tonton la. jabaram dafa jël téléphone am ne ma dama laa fan parce que affaire bi day yeete xam nga lu tax tey déjà man inspecteur John di ma nekk di dundeek moom xam nga tey inspecteur de police la. man enregistré naa ko filmé naa ko def naa ko lu ne parce que xam naa ne man bandi laa te mën na maa jàpp suba. léegi bi ma bëggee jàpp nan laa def dama kaa menacé. ne ko yor naa say vidéo def ko lu nekk moom man ma def ko. léegi moom suba benn inspecteur bu dajeek benn jigéen dina nanguwaat mu vidéo ko. bu ko seetaanee du nangu mu vidéo ko walla bu ñuy wax bu téye téléphone am xelam dina ñaaw parce que na ne ah man de seetaanu naa mërs te gis naa xale bu jigéen bu capable bu fa nekk boo xam ne day enregistrer ay wax di filmer. effectivement waaw foofu laay waxee. côté boobu dinaa ci xaw a d'accord ak yow damay ñëw ba tey ci chantage bi nga doon wax. gis nañ ni récemment Kocc xam nga daan na publier ay xale jigéen. diñ daan def ba ci xale góor yi. gis nañ ni Kocc ñëwaat na yow Kocc li muy def ànd nga ci ak moom walla àndoo ci ak moom. Aïcha foofu moom mënuma ci dugg franchement parce que man xamuma Kocc. mais dégg nga Kocc. seetaanuma Kocc. dégg nga Yandé mënoo nekk ci dëkk bi te doo dégg Kocc. te franchement man gis nga man duma juger kenn parce que nit ku nekk li ngay def sa vie la ndax man li ma sentir maa ngi koy def kon ku nekk tamit li nga sentir rek ngay def. non du sa vie sax xam nga gis nga Kocc day jël da lay avertir ne la soo deful lii walla soo deful lii dinaa dugal sa vidéo. léegi dama bëggoon xam yow Kocc loolu muy def xale jigéen yi ak xale góor yi di dugal seen vidéo di leen weer ànd nga ci ak moom walla àndoo ci ak moom. moom laa lay expliquer. non dama bëgg nga nekk ci benn côté. soit nga ànd ak moom soit nga bañ a ànd ak moom. non xam nga lan laay wax que jigéen ñi nañ góorgóorlu rek parce que àdduna yàggul te. nit ku nekk dëgg la li nekk sa destin day am te jigéen dañ ko war a suturaal lu mu métti métti mais ñun tamit nañ gën a góorgóorlu te gën a am fulla rek te xam ñun ñooy kan. mais gisoo ni Kocc li muy def baax na aussi parce que tey jii Kocc ñu bari tey jii boo nee xale bu jigéen envoyé ma sa photo xale bu jigéen lan la lay wax baa dooma Kocc. ah bon kon ça veut dire que ñu ngi siy bàyyi xel ñu ngi bàyyi xel ni suñu yónnee seen vidéo walla ñu yónnee la sa photo mën nga publier mën nga balancer seen vidéo donc est-ce que gisoon tamit loolu c'est bien. pour xale jigéen yi di bàyyi xel.
xam nga nit gis nga nit ku nekk dafa am sikk ci àddunaam. man mën naa ne dara duma ko def sama àdduna parce que dama respecté sama bopp mais tamit du tax nga critiquer nit wala nga xas ko wala nga saaga ko ndax nit matul. gis nga nit ku nekk am na sikk ci àdduna. man am naa sikk yow am nga sikk. mais gis nga nit dangay xool foo xam ne dafa faible wala foo xamante ne baaxul ci moom nga jëm koo changer comprendre nga comme tey bu doon man la ma gis sama benn moroomu jigéen di def yu bon duma ko xas duma ko saaga juste que dama koy woo ne ko àdduna nii la ak nii la nii ngay def ak nii la danga war a am ay doom sàmmal sa vie sàmmal sa àdduna xamal looy def defal li defal laa mu changer. mais xam nga Yandé ñëpp yemuñu. tey jii amaana yow ku la woo teg la ci yoon di nga dégg. mais am na ñoo xam ne boo leen woowee teg leen ci yoon dañ la naan sa yoon nekku ci c'est ma vie donc coach tey jii balaa moo dugal vidéo wala mu dugal photo da lay prévenir soo nangoo mu bàyyi mu sedd soo nangoo mu dugal. léegi loolu mooy wane nag comme loolu laa lay wax rek xam nga nit ku buggul baax comme ni nga ko waxee du baax. vu que nee nga da leen di prévenir te taxul ne dañuy continuer di def. kon yow jàpp nga ne kon bu continuer di leen dugal est-ce que duñu continuer rek di def ndax li nga wax rek nit am na noo xamante ne li nga ne nit ñi yemuñ. dafa am ñoo xamante ne nee nga dañoo dëgër bopp. kon foogoo ne buñ leen doon dugal seen 1000 photos wala seen 1000 vidéo tamit du leen am na ñoo xamante ne du leen saf moo tax ma ne la wax rek moo am solo nga wax rek def te yàlla rek a tax. xam nga tamit yàlla dafa bari sutura. te dañ ne képp koo bëgg a yàlla suturaal la da ngay bari sutura ci sa bopp sutura dafa baax ci doomu aadama man mën naa jot ay vidéo yu dul jeex sama téléphone dama koy supprimer duma ko yónnee sax mag bu ma bokkal ndey ak baay ndax ku ma ko defoon wala ku ko defoon sama mag du ma neex loolu moo tax man je préfère ma wax moo ma gënal ndax sutura mooy nit. yéen a ko déggandoo noonu Yandé léegi mën nañ ne porteur de voix la donc day joxe ay conseils léegi Yandé gis nañ ne xale jigéen yu bari suñu commencé feeñ maanaam suñu génnee ci série yi wala ñu nekk ci télé dañuy changer seen vie dañuy dem ci boîte yi dañuy def lu leen neex lan ngay wax xale jigéen yooyu. avant tout sax yow est-ce que meloon noonu. yow xam nga ci dara. non mais man mën naa xam mais ñiy seetaan xamuñu Yandé. ñiy seetaan tamit mën nañ xam mais am na ñu dul xam tamit. mais est-ce que di nga fréquenter boîte yi. mënul ñàkk des fois damay dem Sidi Diop duma la fen parce que Sidi sama xarit la sama nit la te daf maa bëgg te yàlla tax comprendre nga. daf maa bëgg te yàlla tax. El Hadj Keita tamit ku ma yëg la fu mu nekk daf may woo lu nekk daf ma koy defal ñoom dañ maa bëgg dañ maa yërëm mais du tax tout le temps may dem aussi dinaa tëbal lu yàgg dem benn xam nga nit rek la mën a doon. des fois mën nga toog stressé wu wala Sidi woo la wala benn El Hadj Keita woo la dangay dem parce que dangay xam ne ñii samay nit lañ ndax am na moment yoo xamante ne dafa métti woon gisuma kenn ñoom rek laa gis ñooy génne seen xaalis jox ma. bañ ma bon lu nekk ñu koy def ndax man kon ñooñu bu ñu xewlee pour ma doole leen mënuma leen may xaalis mënuma lu dul dem wala ànd ak samay nit dem toog ñu gis ma après ma dem ñibbi mais nag taxul may dem di fréquenter boîte yu ne wala may taxawaalu fu ne aussi tamit parce que mooy loolu xam nga ni. léegi yow ban conseil ngay jox xale jigéen yi nga xam ne dañoo changer léegi parce que léegi ñu ngi feeñ dañuy dem ci boîte yi dañuy tox dañuy naan lu leen neex la ñuy def ban conseil ngay jox ñooñu parce que ñooñu seen der bu yàqoo yéen tamit seen der day yàqu parce que dañ leen parce que boo gisee ci vie bi dañoo jox animatrices yi ak actrices yi dañ leen jox étiquette dañ naan ñoom ñëpp dañoo yomb. à chaque fois danga koy dégg ñu naan animatrices yi actrices yi ñoom ñëpp a yem dañoo yomb donc yan conseil ngay jox ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ñuy coller étiquette boobu noonu animatrices yëpp ak actrices yëpp. xam nga gis nga àdduna nag ñëpp lañuy waxal ndax yow mii sax des fois nga romb nit te xamul la mu waxal la lu bon. te muy bàkkaaru. ñëpp lañuy waxal te nit ku nekk tamit sa vie nga yor comprendre nga nit ku nekk sa vie nga yor. nit ku nekk am nga droit def lu la neex mais nañ bàyyi suñu xel rek comme ñun ñëpp laay wax
du ma yedd su ma leen di yedd dama yeddaale sama bopp parce que ñoom jigéen lañ man jigéen laa kon du ma ne ñoom mais damay ne ñun nañ xoolaat suñu bopp rek te gën a góorgóorlu te xam ne showbiz boo ci nekkee rek da ngay gën a góorgóorlu gën a defar sa der. yéen a ko déggandoo noonu kon bàyyi leen xel bu baax ci loolu ngeen xoolaat ni ngeen di dundee moo gën. Yandé gis nañ ni saison mars bi jeex na entre temps lan la Yandé di def danga am yeneen contrat wala dafa am leneen looy def. nga yeneen projet moom mënul ñàkk moom des fois mën nga dugg ci dara mais moom instant bi moom waa mars ñoo moom waa Events Pro ñoo moom même bu may dugg ci dara it dinaa leen woo ñoom waxtaan ak ñoom parce que ñoom franchement amuñ benn problème boo liggéeyut ak ñoom sax ñoo la naan demal nga liggéey feneen mais nag vu que bi nga toogee kenn gisu la ñoom ñoo la jël defar la ñoom ñoo la génne ba nit ñi mën laa bëgg tey kon ñooñu tamit lépp looy def nag leen war a delloo njukkal rek boo demee ba pare si ñoom nag boobaa nag am nga sa liberté boobu nga def après lu la neex. donc instant bi mënoo dem feneen mënoo nekk feneen. mën naa nekk feneen mais mënuma signer contrat feneen. tey jii bu la benn comme tey jii bu ñu la woon pour nga def benn publicité mën nga ko def. mën naa kaa def tey jii bu la benn télé woo woon pour nga ñëw nekk animatrice parce que gis nañ ni sa début commencé woon nga nekk animatrice DTV. donc tey jii bu fekkoon benn télé dala woo pour nga ñëw nekk animatrice doo mën dem. non ñoom amuñu problème boobu mën naa nekk animatrice mais tamit dama leen di xamal ne que maa ngi ci benn série ba nga xamante ne ñoom buñ ma soxlaa damay dem ci ñoom ba pare soo ko ñëw continuer def sama animation. damay ñëw ci affaire animation bi lan moo tax nga bàyyi affaire animation Yandé. pourtant bàyyiwuma ko de. mais dañ la gisatul fenn. du site du télé. c'est parce que xam nga am na fenn boo fa nekkee. comme nekk ci benn film boo xam ne doo am jot xam nga tournage dafa métti surtout booy tourner série dafa métti doo am temps da ngay nekk tout le temps dañ lay woo mën nga nekk sax tëdd léegi ñu yore ne la soxla nañ la 14h da ngay dem léegi boo nekkee ci loolu da ngay préférer concentré wu ci loolu rek bu paree après nga dem songu leneen mais man yow xam nga ci dara. kon instant yi daal pare nga pour nekk ci mën nañ xaar Yandé mu nekk ci benn télé wala ci benn site. waaw incha allah yéen a ko déggandoo noonu kon yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen gisaat Big Mama mën ngeen ko xaar ci télé wala ci site yi Yandé lan mooy sa dernier mot. lan ngay wax mbokk internet Sénégal 7 TV. kontaan naa si yéen trop franchement ndaxte bu leen neexoon du ngeen ma invité parce que man ak ñu bari ñoo fa nekk. te en plus boobu ba tey yéen ak may woo. dëgg la ñu baax ngeen. yaa ñu gën a baax. waaw maa ngi kontaan naa ci yéen ndax bi ma duggee fii sax dama sax kontaan ndax fii yaaññi na macha allah. neex na Sénégal 7. toog naa. affaire bi moom dafa neex daal fii moom man daal kontaan bu ma sañoon sax dama fi fanaan dama fi amoon nekk sax tëdd. mais da ngay ñëwaat parce que Yandé pareeguma ci yow temps bee ñu xaw a xoj mais di nga ñëwaat parce que Yandé di nga ma wax tey jii di nga ma wax di nga ñëwaat wax ma animateur beeg manager beeg musicien bi kan nga ciy génnal parce que loolu sénégalais yëpp ñu ngi koy xaar bëgg nañ ko xam ñett ñooñu Yandé foog mu wax kan la ciy génnal te dinañ ko wax ndax dinañ ko andiwaat fii ci Sénégal 7 nii lay demee saa su ne fii ci Sénégal 7 di leen jox rendez-vous prochainement. D'ici là portez-vous bien mën ngeen ñu xaar nag mën naa indi ndaanaan fii wala mën naa fekk ci ndaanaan à chaque fois ci mu leen di neex d'ici là portez-vous bien merci beaucoup.